asalaamaaleykum wa rahmatullah dal leen ak jàmm ci Chez Bilo tey nag dañ comme niñ leen ko diggee woon rek dañ leen indil togg boo xam ne dafay gaaw mun na nekk dessert mun na nekk reer wala ndekki donc boo xamante ni toujours si série pour li nga xam ni dafay nekk yoo xamante ni dafa baax si wér-gu-yaram te di dimbali aussi ñi nga xamante ni dañu bëgg a jeex wala maintenir seen taille ak yooyu moom la ñuy utiliser donc tey nag dañ leen di indi lu ñuy wax sombi def leen ndànk bu leen daw sombi bi nekkul c'est pas fait à base de riz mais dañu remplacer ceeb bi par li ñuy wax chia seeds muy nekk graine de chia donc loolu noonu dafa nekk benn graine boo xamante ni maanaam dafa bëri fibre ak yooyu donc lii nag moo siy dem ñu ngi yore fii moringa moom la ñuy wax kii nebedaay bon dinañ si ñëw après yore nañu fii cannelle ground cinnamon yore fii aussi ginger en poudre yore fii vanille yore fii sirop yore fii xorom ak sucre ñaari façon sucre yor fi cacao nga xamante ni amul sucre yor fi aussi curcuma muy turmeric donc chia baa ngi nii yor nañu tamit coco râpé ba nga xamante ni amul suukar juste plein noonu la yor nañ fi tamit meew ku nekk yu yaay jël bu la neex man lait d'amande laa yore ak lait de coco. voilà pour togg chia bi moom du nekk lu jafe parce que duñ ko sax togg en fait si duñ ko def si kaw gaz wala lenn dañ koy daal di def si suñu récipient bi ñu koy servir directement après bu ñu paree dugal ko si frigidaire bi donc loolu mooy chia donc dañ siy defar ñaar ba ñetti façon yoo xamante ni ku nekk yow yaa xool par exemple ban moo la dàqal nga def boobu mun nañu def par exemple bi boo gisee ma jël moringa moom la ñuy wax Sénégal nebedaay léegi nag loolu li mu nekk di def mu ngi def ravage à l'extérieur comme nit ñi ñu ngi koy door a découvrir te ñun ñu ngi ko yore Sénégal mu baax si ñun ba bugg a dee dafa nekk loo xamante ni anti-cancéreux la et puis anti-diabète la tamit dafay dimbali waate si diabète ak yëf yooyu ay feebar yu baree bare donc nekkul ay nebedaay xawma pour supame noonu de déedéet bii nebedaay xob yi yu vert yi noonu moom la ñuy jël boo ko jëlee da nga koy weer ba mu wow nga daal di koy dëbb ba mu mokk nekk poudre comme ça nga mun ko utiliser donc tey nag luñ siy def moom du bari donc nebedaay bi mi ngi noonu li ñu wax rek moo si nekk dafa nekk anti-cancéreux dafay baax si dafay dimbali waate si côté arthrose dafay dimbali waate tamit si affaire inflammation dafay xeex microbe voilà donc loolu noonu yëpp boo koy consommer daf lay dimbali ci xeet googu yëpp te am na ay recherche yu wax ni tamit dina dimbali waate si asthme par exemple mais loolu des na tuuti pour ñu gën si approfondir pour wane ni carrément dina ko def mais nee nañ dina wàññi effet yi bokk bu nit ki bu ko crise d'asthme daanelee dina ko wàññil tuuti métit bi daal coono beeg yooyu et puis baax na aussi si dafay neexal xel tamit dafa baax si xelu doomu aadama léegi nag pour dem si li ñuy def mooy da ngay def 3 cuillères à soupe de chia seed muy ñetti kuddu chia seed moom ngay def daal di koy boole ak benn kopp meew yow yaay xool mooy comme verre yu ñuy naanee rek nii noonu bu meew donc wala yaay xool leneen lu la neex su fekkee ni par exemple pour jeex la carrément meew bi mun nga ko omettre par beneen façon meew comme bi nga xam ne amul lactose wala lait de coco man tey lait de coco ak lait d'amande laay utiliser. togg chia seeds moom dafa bëriwul parce que soxla woo si lu bëri 3 cuillères à café maximum wala 2 cuillères moom ngay utiliser mais man li ma bëgg a defar pour defar sombi bi dama gis ni su ma defee 3 cuillères à café ak benn kopp ndox muy maanaam 8 ounces moom mooy tax loo xamante ni dina yore consistance bi nga xam ne bëgg naa ko mais ku gën a bëgg mu gën a oyof ak yooyu mun nga ko def donc li ñuy def mooy dañuy commencer defar meew bi nga xam ne dañ siy boole ak nebedaay bi donc nebedaay bi wax naa leen léegi li si nekk gars yi ñu ngi siy rey seen bopp bien te ñun ñu ngi ko yore woon foofu léegi nag man damay jël lait d'amande ku nekk meew bi nga am moom ngay utiliser fexe rek ba bu mu am sucre donc mu nekk lait non sucré ma jël si
kopp donc su ma ko mesurer parce que bon xam naa kii bi nu muy def kopp ndox fii lay yem si man si récipient bi ma yore donc su ma paree ma daal di jël demi cuillère à café bu nebedaay bi gis nga ma yëngal ko donc dañuy fexe rek yëngal ko carrément ba nga xam ni seey na yépp ci biir kii bi café bi su la neexee nag mun nga ko def ci beneen récipient après transférer ko mais man damay bëgg defar ko yépp rek benn yoon nga xam ne du ma tilimal dara fii mu nekk nii foofu laa koy continuer def gis nga léegi ma jël sama kuddu juste pour yëngal ko su la neexee mun nga ko yokk pour yore couleur bu gën a verte wala nga xool nga wàññi tamit mais man je pense que dinaa ko dolliwaat donc nga xam ne léegi day nekk une cuillère à café boo xamante ni nebedaay la parce que dama bëgg mu gën a yore couleur bu vibrante bu verte bu baax gis nga sama fouet si lay ñëw nag léegi juste pour seeyil donc léegi à ce niveau gis ngeen li may def mooy par exemple dama jël fii vanille moo nekk fii comme vanille bi ma yore nii foorul noonu mooy imitation yi damay def gis nga lu xaw a bari nii da ngay yaakaar ni bari na mais foorul kiyam foorul daal nuñ koy waxee cafka gi foorul léegi ma daal di jël sirop mais sirop bi amul suukar donc ñu ngi ko suukaree ak stevia boo moom benn xeetu suukar la boo xam ne dafay am naturellement ci garab lay jóge donc dafay am toujours benn genre goût bu si nekk noonu mooy comme juste rek suukaru diabète mais ba tey bokkul ak suukaru diabète quoi donc ku amul stevia mun nga wut suukaru diabète moom la ñu jël def ko sirop donc boo xamante ni moom lañ ko sucré ku amul loolu bu fekkee ni bëgg nga jël tuuti lem rek nga def si aussi wala maple syrup mun nga ko utiliser donc damay jël benn cuillère à soupe moo nekk nii ma jëlaat ñaar def si ku nekk yow yaay xool naka nga buggee mu saf mais comme bii dafa saf bu baax moo tax may yem si ñaar gis nga daal di jël sama pincée de sel def si tuuti rek yëngal bu ma yëngalee yépp nag si laay doora jéem a xool nu muy mel voilà baax na léegi ma daal di jël ñetti kuddu chia 1 2 3 gis nga damay jël même kuddu bi rek comme takkan ba pare ma daal di koy yëngal léegi li muy def mooy gis nga xam nga fu mu nekk nii munoo ko gis munoo def dara yëf yi danga koy def nii defar bi jeex na donc boo bàyyee 1 minute danga koy bàyyi mu reposer pendant 1 minute après nga ñëw yëngalaat ko soo ko yëngalee c'est juste pour bañ mu def ay benn dànk daal bu mag léegi bu 1 minute jotee nga yëngalaat ko après daal di koy tëj dugal sa frigidaire mun nga ko fa bàyyi en attendant 1 heure de temps wala soo buggee mun nga ko defar bàyyi ko ci frigidaire bi pour overnight mu fanaan par exemple boo ko defaree guddi bàyyi ko mu fanaan boo xëyee suba mu fekk ndekki nga ko bëgg a def mun nga ko def ndekki gis nga defar nañu benn mu jeex dañ koy teg nii 1 minute après ñu ñëw yëngalaat ko suñu paree ñëwaat defaraat beneen version encore. voilà suñu deuxième bi bu ngi nii dañ koy defee ak lait de coco moom tam même chose la dañ ciy def kopp en attendant après daal di jël suñu sucre gis nga mooy li ma leen wax sànq. bii mooy suukaru kii bi comme genre suukaru diabète mais du ba léegi bokkul ak suukaru diabète stevia donc moom la ñuy jël def ci benn ñaar daal di yëngal ma pare ma jël tuuti vanille def ci defaat tuuti pincée de sel tuuti kese ñu jaar di nattaat encore 3 cuillères à soupe bu kii bi chia seeds ñu yëngal moom tamit gis nga dañ koy bàyyi ay 1 minute yooyu yëngalaat ko après dugal ko ci frigidaire bi pour 1 heure de temps le temps nga xamante ni ñuy pare yeneen yi dina fekk ñoom aussi ñu daal di pare donc ñu defaraat suñu troisième voilà donc moom la ñuy jël daal di koy def fii donc dafay ñëw ci comme bu weex ak sucre brun ak aussi sucre glace donc ñetti façon yooyu lay ñëwee bu ko defee yow lépp loo doon utiliser pour def sucre glace wala sucre granulé wala sucre brun di nga ko mën a di nga ko mën a utiliser ba tey donc ñu daal di ñëw jël suñu jinjeer en poudre bi nga xamante ni waxoon nañ ko ci début bi daal di ko ciy def tuuti
ku nekk yow yaa xool man demi cuillère à café laa utiliser soo buggee mu xaw a gën a saf nga def si. léegi ma daal di jël sucre bu marron bi def si. ok sucre brun ñu def si donc yëngal ku nekk su côté suukar bi moom yow yaa xool selon sa goût gis nga bu ñu yëngalee nii ba mbaax après ñu daal di ñëw nag léegi def si suñu chia fexe nañ ba lépp kii nuñ koy waxee ba lépp tas donc ñu defaat si encore 3 cuillères ak café je pense que mun nañ def benn encore. gis nga dafa commencé di ibbeeku daal maanaam di naan ndox bi gis nga graines yi commencé nañu gën a ngande parce que loolu lay def moom li muy def mooy dafa xaw a gélatiné boo ko defee ci liquide rek dafay commencé di ko absorber comme ni éponge di absorber ndox noonu lay def te aussi soo ko lekkee noonu lay def ndax contenu fibre bi mu amee muy fibre ñu xam nañ ni fibre li muy def mooy boo ko consommer dafay absorber bu baax a baax en grande quantité ndox bi nekk ci sa biir ak yooyu donc de ce fait li muy indi mooy day tax doo gaaw a xiif da ngay am impression que ni da nga suur léegi du tax ngay nekk di lekkantu avant nga heure lekk di jot wala boo tiimee lekk bay bëgg a dee fekk boobu moom tëj na daanaka mel na ni tëj na sa biir daal donc loolu la chia di def donc dafa c'est prouvé que ni dafa baax ci ki nga xam ne dafa bëgg a jeex aussi parce que yow jàppal ni su fekkee ni munoo lekk lu bari loolu naturellement foog bu fekkee li ngay consommer ci calorie dafa wàññeeku noo def il faut nga jeex donc ñu yeggali yeneen yi après ñëwaat bu ñu ñëw nettoyer tuuti bu ñu ñëwee nag daal di leen wan produit fini yi neneen nan nga ko mun a defee loo ko mun a booleel ak yu mel ni ki noonu donc gis ngeen suñu kii baa ngi nii chia pudding biñ defaroon bi nga xam ne mooy suñu genre version boo xamante ni sombi la bu bees version bu bees boo xam ne amul ceeb donc gis nga boo ko defee ci surtout bi nga xam ne dafa am lait de coco bi gis nga soo ko defee ci frigidaire bi gis nga ni muy def dafay mujj dang léegi li ngay def mooy da ngay jëlaat tuuti lait nga dolli ci wala su fekkee amoo meew mun nga jël tamit kii nuñ koy waxee ndox nga def ko ci daal di koy mélanger donc gis nga dese woon naa ci suñu lait d'amande bi donc moom laay jël rek defaat ci tuuti rek loo xamante ni dina ko mën a oyofal tuuti su fekkee bëggoo mu sedd mun nga ko dugal aussi ci sa micro-ondes wala nga tàngal ko ci kaw gaz bi donc bii nii damay jël par exemple ma jël sotti ko fi ci récipient bi su ma ko sottee nii daal di jël tuuti coconut flakes mu nekk coco râpé bi nga xam ne amul suukar amul dara ma daal di koy teg nii ci kaw bu ko defee yow soo koy lekk mun nga ko mélanger ci biir lekkaale kook moom donc gis nga bii nekk benn variété kon nag mbokk jullit yi gis ngeen ko seen chia pudding moo nekk nii muy maanaam sombi bi nga xam ne amul ceeb ñu remplacer ko par graine de chia donc yéenay xool rek nu ngeen ko defee gis ngeen variété yi ñu leen jox nii yépp di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah Yeah.